ko si wàllu koom-koom waaye mën nga ko tamit si wàllu wér-gu-yaram fii nga xam ne nag la ñu nekk moom mooy Liberté 6 Liberté 6 muy la plateforme bi nga xam ne délégation générale au pèlerinage moom la ñu mettre à la disposition des pèlerins aju màkk bi fii la ñuy war a commencer lépp loo xam ne ujaaj war na ko def muy partie administrative bi la visite médicale fii lañ koy defee dépôt passeport bi wala visa yi lépp loo xam ne c'est administratif si suñu biir émission voyage dinañ leen ko wan mu nekk la première partie de l'émission maanaam lépp loo xam ne partie administrative la nan la ñuy def ba am ko si suñu biir émission voyage ensemble nous allons à la découverte des différents secteurs mis à la disposition par la délégation générale au pèlerinage. aju màkk nekk voyage boo xam ne direction générale au pèlerinage ñoo koy organiser si njiitu professeur Abdou Aziz Kébé ñu nekk si tutelu ministère des affaires étrangères et sénégalaises de l'extérieur ñu naan kan MAES. boobu wax léegi mat na ñetti at. ab professeur Abdou Aziz Kébé tegal benn fichier bu bees ñu naan kaan portail électronique wala guichet unique mu nekk ci Liberté 6 ujaaj bi bu ñëwee dafay bindu ci MAES su bindoo mu am fa numéro foofu la ñuy commencer li nga xam ne moom mooy processus bi nga xam ne mooy lépp luy administratif ngir ujaaj bi mën a matale li nga xam ne mooy juróomeelu ponkam di l'islam su jógee ci MAES dem ci service d'hygiène ñu xool wàllu wér-gu-yaramam ci wér-gu-yaram boobu sax la ñuy taxaw ndax foofu lay demee ci médecin yi ñu defal ko visite médicale bi moom moo koy jox certificat d'aptitude maanaam kii mën na dem màkk wala mënul dem mu nekk premier visa bi pèlerin bi di am ujaaj bi ngir mën a dem ziyaari ji Rasulilaay bu jógee ci wàllu santé bi ba tey day resté ci biir portail électronique bi nekk Liberté 6 mu dem ci service passeport bi nag foofu ujaaj yépp mën nañ fa am li nga xam ne mooy seen premier document de voyage muy le passeport ordinaire bu dee passeport bi ñu jot a yor amul juróom benn weer bis bi ñuy jóge Dakar dem Médine ujaaj bi bu amee passeport am ba pare day rester sur place ndax portail électronique la ñu wax dem fi nga xam ne moom mooy banque bi ci banque boobu sax fa lay déposer lii di package bi dépôt boobu nag mooy wane ne firndeel ne ujaaj bi tey pare na pour dem màkkatal mukaram maanaam mottali juróomeelu ponku lislaamam fiche bi ko banque bi di jox moom lay yóbbu ci compagnie bu transport bi ak assurance bi pour inscrire ci vol yi ñuy fàttali ne bi mooy def ñetti at Flynas mooy compagnie bi nga xam ne moom mooy transporter pèlerin yu gouvernement bi yépp ak benn wàll ci pèlerin wu privé bi bu ñu ñëwee dinañ inscrire selon ni ñu ñëwee selon noonu sax la ñuy xamee ban vol le pèlerin bu nekk di demee bu jógee foofu ujaaj bi ba tey dina dem ci coordination bu demee ci coordination fa lañ koy defalee badge boobu nag moom moo koy firne ne kii ujaaju sénégalais la ñu defal ko ay badge yu bari yu muy takk ak tamit yu muy tapp ci ay bagage am lii mooy portail électronique bi fu mu toll nii ujaaj bi pare na lépp loo xam ne moom mooy partie administrative am mu dese ko mu toog xaar convocation wam mu nekk ci gouvernement wala ci privé mu amaat yeneen préparation maanaam ci wàllu religion ci wàllu comportement ak ci wàllu beneen taxawin boo xam ne loolu la war a préparer balaa moo jóge Dakar di dem fi nga xam ne moom mooy màkkatal mukaram ñuy fàttali ne portail électronique bi ba ko professeur Abdou Aziz tegee ak léegi dafay def traitement ñëpp pèlerin maanaam pèlerin wu gouvernement ak pèlerin wu privé bi ku ci nekk tey jii nii pour nga matal sa ponk l'islam fii rek nga ko mën a defee ci Dakar moom mooy Liberté 6 ngeen ñëw ci portail électronique bi ñu inscrire la defal leen lépp loo xam ne moo ci war. benn différence moo ci am ci diggante gouvernement ak privé mooy bu ñu ñëwee ba ci banque bi ki nga xam ne ci privé bi lay demee du verser moom ci compagnie bi nga xam ne walla groupe bi nga xam ne ñoom ñoo koy transporter ci ñoom lay verser li nga xam ne moom mooy package. lii mooy portail électronique nekk ci Liberté 6 mu nekk la première partie de l'émission voyage muy la partie administrative.
Pèlerinage à la Mecque, un voyage organisé par le ministère des Affaires étrangères et les Sénégalais de l'extérieur. Mu nekk le 5e pilier de l'islam. Mu nekk un voyage religieux, mais nekk aussi une obligation pour tout musulman pubère boo xam ne am na et la santé et la capacité financière de le faire. L'organisation, comment ça se passe? Imam Djabel Kouaté dina ñëw ci partie bi nga xam ne mooy wàllu religion, ban comportement le pèlerin bi war a am sur Dakar, mais une fois aussi à la Terre Sainte mu nekk Makka, nekk Médine, nekk Mouna, Musdalifa, pour dire Arafat, lépp dinañ leen ko indil ci biir les plateaux spéciaux yi ngeen di indil. Mais aussi Abdou Aziz Mbaye mi nga xam ne moom mooy nekk la chargée de communication du délégation générale au pèlerinage ñëw na sur le comportement des pèlerins. Aujourd'hui ban prise en charge la ñu war a def ci pèlerins yi, loolu lépp la réponse c'est donc tout de suite. li waral aj bi ca maam Adama maam Awa la commencé woon na ko yàlla jéggale woon ku taaf kaaba gi juróom-ñaari yoon yaakaar naa ne yàlla dina la jéggal ni mu jéggale woon maam Adama ak maam Awa. waaw aj buñ koy wax diine la le délégué général au pèlerinage docteur Abdou Aziz Kébé dafay faral di wax ni mboolem compartiment yi nga xam ne moo ëmb aj ñoom ñëpp diine la ñuy liggéeyal donc parce que maanaam finalité bi mooy kii aji dem def juróomeelu ponk l'islam. ki jóg ba naan day dem Makka pour def ay faratam war naa waajal boppam moom ci boppam xam ni ñeenti farata la amoon ci kaw àdduna di ko defee ci biir réew mi juróomeelu farata bi nekk loo xam ni tukki dëkk ak dëkk la rawatina dëkk bu sore ni Arabie Saoudite nga war fa dem war a def sa li nga xam ne mooy say farata kooku na jàpp ni moom ci diine d'abord la nekk. damay faral dégg benn kilifa mu naan administration Makka buñ ko jàpp comme une administration boo xam ni diine moo ko lay taay dafa laxasoo diine kon comportement ak li tuddee la préparation psychologique du pèlerin dafa am solo. bu ne dañuy ubbi ujaaj yëpp seen yéene mooy dem Makka am na ñoo xam dañ fi fanaan am ñoo xam ne 3 heures du matin am ñoo xam ne 6 heures du matin lañ ñëw bi ñu ñëwee dafa fekk ñoo xam ne amoon nañu ay xalaat def liste jox nu ko liste bi ça fait 551 personnes. 551 personnes pour 10 médecins aujourd'hui ça pose problème amuñu woon habitude di def liste on est obligé respecter leen parce que heure bi ñu ñëwee ak coono bi ñu jànkoonteel ñu may leen ñu def liste bi dañuy jaar affaires étrangères ñu identifier leen parce que c'est important bu jaaree bu ñu paree ñu jox leen benn fiche pour ñu dem ci docteur yi après dem banque dem assurance après dem banque bon mais gis nga nit ñi ça fait 500 et quelques personnes pour faire la visite de 550 personnes dafa bari docteur bu ne mën na def 5 minutes à peu près ci benn nit multiplier ko par 550 ñaata waxtu la lay jox et c'est costaud donc on a 2 équipes de médecins benn équipe bi day wàcc 13 heures beneen équipe bi monté ba 17 heures. déjà ni ñuy doxalee pèlerinage bi ñuy jógee ci édition 2018 def nañu benn journée d'évaluation bi loolu pare ñu def rapport jébbal ko autorité yi ci mois de mars bi ñu génn ñu def conseil interministériel gouvernement bi joxe directive yi nga xam ne ci lañu war a jaar pour organiser l'édition de 2019 comme ni ngeen ko gisee directive yooyu moom la ñu commencé appliquer tey par l'ouverture du bureau où se déroulent les inscriptions et les visites médicales. Première chose bi mu njëkk a war a def ragal yàlla ca xam ni li muy demul pour foy demul pour noosi danay dégg sax ci wayu nopp ñu naan damay jël VIP dégg nga mais yaakaar naa ni VIP bu VIP amoon yonent bi ko jëkk a def ci yonent bi dafa ni aj leen na ma ajee bon nag aj boo ko dee def il faut nga sonn fukki nit sax fu ñu tasee di xëccoo benn dërëm bu xante ne dafa am waxatuma monde bu day ni aj li nga war a gën a def ragal première chose mooy ragal yàlla ki xam fi ngay jëm lu mu doon Alaaji Abdou Aziz Sy radiyallahu taala nu yan na yàlla yokk leeram moo daan wax ni booy dem ci dëkk boo xam ne ndax xamoo ndax di nga fa dellaatam déet lépp lu la fa war def ko ci lu jub aj Makka du caaxaan ni ñu koy defee léegi fo la te yàlla bëggul foolu bari na ci ñoo xam ne dem naa Makka dellu si rek jeex na bu ñu demee Makka lañ fay def fii sax war ñu ko fi dafa waxatuma dem ba Makkatal Mukarram di ko fa def. inculquer nit ñi itam cofeel bi ñu am ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey kuy dem aji ni maa ngi dem ziyaara ji yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sëgëm ziyaara yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokkul ci aj ndax ziyaar la
waaye nag moom mooy xorom bi ndax yonent bi la ñu am cofeel ci moom te moo ñu jàngal aj moom moo ñu jàngal diine xam boobu ñu ko xam moo tax nag ñu ni ujaa ci ñun fii au Sénégal la ñuy déparé ak ñoom jàngal leen nu ñuy aje def ak ñoom ay cours de formation yoo xam ne dañ leen ciy jàngal aj jàngale bi dafay ànd ak pratique dañuy defar benn maquette Kaaba nga xam ni dañ koy teg nga xam ni dañuy jël ay góor ak ay jigéen ñu jàng diine ñu tuddee ko ay cours de simulation yoo xam ni dañ leen ci jàngal nu ñuy wëree Kaaba gi nu ñuy armale nu ñuy sànnee jamra ba nga xam ni ñoom bu ñu demee Makkatal Mukarrama du ñu réer ñun dañ leen di guider rek ñoom fekk na boobu xam nañ lépp lu ñu war a def ci wàllu diine ci wàllu aj. waaw voyagistes privés yi dañu nekk nombre 287 organisations ñu tas leen ci lu ëpp ci ñeent fukki kuréel tudde leen ay regroupement yooyu mën nañoo ëmb diggante benn ñaar ñett ba fukki léeg-léeg ci ay association wala ay GIE seen cër ci yëf yi mooy délégation générale au pèlerinage moo yilif aju Sénégal waaye ay la yéwén teel nañoo sédd xaajale ñu ci ay regroupement yoo xam ne ñun ñoo ko déggoo ci suñu biir war a ànd ci yëkkatendoo ak tegandoo ngir aj Màkka bi li ñu ci dénk muy fukki junni ak benn ci ay pèlerins sénégalais ñu ànd ak ñoom taxaw ci wetu délégation générale pour yóbbu leen ca bërëbu sell ya pour ñu mën a eggale seen juróomeeli ponk l'islam. La communication elle est dynamique dañ koy def fii ba keroog ñuy dem ba keroog ñuy àgg ak ñoom ba keroog ñuy wàññeeku mais du ñu nekk ñoo yóbbu ñun 1860 pèlerins la ñu yóbbu privé yi ñu ngi yóbbu 11000 pèlerins mais ñooñu am nañ liggéey bu ñu war a def ci ñoom ci pèlerins ñun tamit ñu considérer tous les pèlerins comme des pèlerins de la délégation def liggéey boobu mais li nga man mooy wax parce que béjjén bi muy wërngalu mag ñaa nga fa dindi wuñ ko kon boo yaroo boo na nga mal sa kër indi ko fa bi fii du ñun looy wax ba mu deñ li nu man nag mooy sàmmonte ak li nu yoon wax defal lii ak defal lii boo ko defee baax na boo ko deful sa bopp nga koy def parce que ñun fi nu mën a yem liñ lay jox comme document comme yóbbal pour nga mën ko def dan la koy wax. d'abord comme ni ko alxuraan waxee manisata bi ngeen di dégg maanaam ku ko man gi nag bi ci jiitu moo di ak wér gu yaram donc pèlerin bi bala moo mën a inscrire dañu koy seet ndax moom santeem permettre na ko mu accomplir le pèlerinage suñu ko joxee attestation comme quoi apte na mu soog a dem nag commencer inscription dem ci bureau yi nga xam ne ñoom la ñu installé fii te bureau yooyu service yi nga xam ne ñooy intervenir ci aj gi après la santé notamment fi ñuy defaree passeport yi fi ñuy defaree banque bi nga xam ne war a récupérer xaalis bi nga xam ne moom la pèlerin bi war a verser ak yeneen service yoo xam ne ñu ngi ci ñoom la ñu dajale fii moo tax ñu tuddee ko guichet unique donc pour faciliter au pèlerin mu mën a def formalité dans les meilleures conditions. voyage privé xam nga liggéeyam aujourd'hui tey délégué daf ko jox lu ñuy tuddee un cahier de charge boo xam ne nii état moo toog privé yi toog ñu xaatim ko waxtaane ko tënk ko ci ay charte ay la yéwén tey situation bi xew fii sax mën naa la ci wax ni am na un travail préliminaire maanaam lu njëkk loo xam ni privé bi war na ko def mais du fii la koy defee privé bu nekk jox nañ la sa agrément jox la quota nga am bureau boo xam da nga koo wane ba mu jekk ba mu mel ni mu war a mel nga am loo fa war a def muy bind pèlerin bi inscrire ko ci système numérique bi bala moo ñëw loolu dafa nekk innovation bees boo xam ni ak gi yàgg na mais ci ayuk délégué général Abdoul Aziz Kébé mi ngi doog am muy loo xam ni lu yees la mais am na baat bu neex boo xam ni dégg naa ko ci moom mu wax ko muy baatu test xam nga lépp loo xam ne da nga koy testé ci àdduna du xëy rek mat na mu war a mate wala mu mel na mu daan mel looy jéem la di ko comprendre di ci évoluer ba koroog muy sotti loolu ñuy testé nag xëy na jàpp naa ne moo indi yenn désagréments yi mais jàpp naa ne ci fan yu néew lii war naa mën a continuer ba ujaaji Sénégal yi kenn ku nekk gis sa bopp li nga xam moom ngay jullit boo gis rek dem Màkka ziyaare ku tedd ki mottali ponk lislaam la bëgg. ñoom dama leen di jox misaal avant ñu ñëw ci cours yi xam nga borom bi subhaanahu wa taala dafa toftal aj ak weer bu tudd weeru koor xam nga koor entraînement la buy préparer sa jikko pour booy dem aj yàlla lu mu wax kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun natija muy résultat bi ñu soxla ci weeru koor mooy bu ngeen fa jógee na ngeen am at taqwa te mooy ragal yàlla
léegi nag yàlla subhanahu wa taala ni taqwa boobu ngeen am ci koor na doon seen viatique na doon seen yóbbal bu ngeen di dem màkkatal mukarram moo tax mi ni wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa su ngeen di dem màkka ut leen yóbbal bi gën mooy ragal yàlla. donc ñun cours yi ñuy def ak ñoom liñ leen di njëkk a jàngal mooy bee salaat ragal yàlla bi ne ci ñoom xam ni kat ñi ngi dem aj pas pour mu nekk benn tourisme wala dara mais dañ fa dem pour mottali benn ponk ci ponk l'islam yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko jàngale duñ ci yokk duñ ci wàññi yonent bi ba mu ajee ajam bu mujj bi dafa ni xuzu anni manasikakum aj leen na may aje bu leen ci yokk bu leen wàññi moom moo jug moo armalal boppam moom moo daggal weewam boppam moom moo tawaafal boppam moo taxawal arafa boppam kon yooyu du lu ñu créé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale moo tax ñun cours yi dañ koy def tous les mercredis et les samedis les mercredis à partir de 16 heures incha allah lañ koy def fii au niveau ci nu mu tuddee plateforme bi pour nit ñi bañ leen utal beneen centre dina am ujjaaj yoo xam ni à la fois dañu ne ci délégation wala tam ci privé bi parce que ñun li ñuy former dañu bëgg a dem ci esprit wu délégué général mooy lan former une communauté maanaam du pèlerinage c'est-à-dire une famille nga xam ne ñi ñuy jàngal mooy ujjaaj sénégalais bi donc moom la ñuy former moo tax cours yi mercredi la à partir de 17 heures et les samedis à partir de 10 heures dinañ teg maquettu kaaba gi teg ay bërëb wane ni fii la ñuy sànnay jamra fii la ñuy defee tawaaf di leen ko jàngal beneen innovation bi ci am mooy dinañ ko def tam ci langue nationale yi maanaam dinañ ko def ci alpulaar dinañ ko def ci séeréer dinañ ko def ci maanaam soninke nga xam ne message bi dina gën a mën a jàll. dinañ defar tam ay guide du pèlerin boo xam ne dañ koy def en arabe ak en français may ko ujjaa ci dinañ defar tam ay clé yoo xam ni dañ ci wane image yi nga xam ni fa tabarakallahu moom mooy itinéraire bi nga xam ni ci la ñuy nit ñi di jaar suñu jógee Médina yëpp loolu ñu xam ko. à partir tam ci médias yi dinañ ci liggéey ñi nga xam ni tam ñooy ñiy prêcher ne ci médias yi ñoom it dinañ dem ci ñoom jox leen ay thèmes ñu teel ci waxtaan ak nit ñi. dinañ liggéey tam ak association imam ak ulema du Sénégal ñoom it ci seen xutba yi ñuy def par àjjuma ñoom it noonu. beneen bi ci gën a am solo mooy dinañ liggéey ak les privés nga xam ni dañu def li ñuy tuddee tawxidul kalima mooy ñu fexe ba dëppale masala yi nga xam ni mooy gën a ñëw ci aj nga xam ni dinañ fexe ba ñun ñu dajale mboolem religieux yi ne ci privé yi ak ñun ni leen kat nañu gëstu sukkandiku ci ngiru imam Malik bi nga xam ne moom la mag ñi jàngale ñu xool réponse yi question yi ñu ujaay yi di posé ñu am ci benn réponse bañ a kii naan ko école bi lii la wax kii lii la wax nga xam ne ujaaj bi day réer maanaam ñu mën ko def ci benn maanaam harmoniser suñuy tontu sukkandiku nag ci ngiru Malik. fi ngay dem bala nga faa dem na nga xam fi ngay dem parce que boo xamee fi ngay dem ki lay yóbbu dina defanteeg yow loo xam ne nii boo demee la fa war la war dina ko fa def waaye boo demee ci ko boo xam yow sa bopp boo xamul la yóbbu lu la yóbbu lu yomb lay doon. la plateforme pour expliquer ko mooy fi nga xam boo fa duggee di nga dem ci affaire étrangère ñu identifier la di nga dem ci docteur yi ñu seet la di nga dem banque bi assuré wu di nga dem banque di nga dem assurance di nga dem banque bi versé wu yooyu yëpp waa impôt fi la nekk ñu jaay timbre ñëpp a ngi fi c'est une plateforme bi mooy mën nga fay dugg def yi nga war a def yëpp génn dem sa yoon amatul damay dem fële wuti passeport amul dara même le service des passeports est là donc on a essayé de regrouper ñëpp ñi nga xam dañuy agir ci aj gi pour ñu dajale leen comme ça ujaaj bi mën a bañ a am coono dem ba pare dellu soit wala muy dem di dem fenn. léegi bu fekkente ni étape bi jeex na léegi ki nga xam ne moo nekk candidat au pèlerinage léegi bu jotee document am yooyu yëpp dafa war a dem nag léegi préparer boppam sur le plan religieux su fekkente ni ci délégation lay demee am na ay causerie maanaam ay waxtaan ak ay formation yu ñu leen di defal pour xamal leen lan la ñu war a def bu ñu demee ci au lieu saint su fekkente ni aussi dafay jaar ci agence yi ci regroupement yi foofu itam la même chose lay def foofu dem ñu di ko wax lan moo ko war étape bu nekk ci Makka bu fa demee lan la fa war a def ba mu dem jot mu xam ni pare na moom ci boppam sur tous les plans mu mën a dugg ci avion dem accomplir pèlerinage. la santé ou le certificat d'aptitude moom mooy premier visa bi nga xam ne ujaaj bi moom la war a am mu nekk certificat boo xam ne après examen médical lañ koy am
gis nañ ne léegi depuis 3 ans plateforme ba mu amee ba tey fi nga xam ne moom mooy Liberté 6 si biir plateforme bi la ñuy defee lii di examen médical bi ils sont 40 médecins sur Dakar 40 médecins yoo xam ne ñoom rek ñoo am habilité joxe certificat d'aptitude boobu noonu dañ nañ gis ji ki nga xam ne moom mooy docteur Abdourahmane Diop nekk benn médecin spécialiste si biir médecin yooyu noonu mu wax ñu tey nan la pèlerin bi war a def ba am certificat d'aptitude bi toutefois bu ko amee ngeen vaccin la war a def mais ban comportement la war a am pour li nga xam ne moom mooy aji màkk mu mun ko motali si nu mu waree. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. ni nga ko xamee balaa ujaaj dem Makka il faut que médecins yi xool leen est-ce que mën nañ dem Makka ou pas même su nekkee ne aussi mën nañ dem Makka nañ aussi xool ay jumtuwaay ak garab yoo xam ne mën nañ ko yóbbaale bu ñu dem Makka. Makka balaa ñu commencé visite yi ministre de la santé. dégg ni note de service boo xam ne de désigner médecins yi war a xool ujaaj ji Sénégal yëpp la soo demee Dakar Ziguinchor Kaffrine foo dem Sénégal am na médecins yu fay xool malade loolu moom ministre moo désigné médecins yoo xam ne ñii rek ñoo war a signé comme quoi médecin bi mën malade ujaaj bi mën na dem Makka. Dakar fi ñu nekk nii Dakar fi nga xam naa ko bu baax mooy maanaam fii am na fi ñeent fukki médecins yoo xam ne ñoo war a defal nit yi aptitude pour dem Makka fii. te li bees ci affaire bi depuis ñaari at maanaam ñëpp ujaaj yëpp dañu war a ñëw Liberté 6 mais chaque jour daal bés bu nekk am na juróom-ñeenti médecin ci suba si ak juróom-ñeenti médecin ci ngoon ñoo xam ne ñoom ñooy xool malade yi ujaaj yi war a dem Makka fii Dakar. beneen aspect bi mooy soo demee ci région yi chaque district am na médecin boo xam ne moom la ministère désigné pour mu mën a xool ujaaj ji ci région yi mais Dakar moom. yëpp daal ñu ngi ko centraliser Liberté 6 mooy plateforme boo xam ne délégation bi moo ko installé fii ñoom possibilité bi ñu am mooy maanaam ñoom dañu war a jokkoo ak médecins yi nekk fii après ñu wax ak seen médecin bu leen suivre foofu ça fait que une fois foofu ñun nañ mën a wax médecin boobu lu mu war a xoolal ujaaj bi su ko xoolee pare moom daf ñu envoyé dossier am ça fait que foofu moom su fekkee dossier yi baax na ñun mën ñu ko defar apte loolu pour ñu xam ne dëkkuñ Sénégal la maanaam visibilité day def focus ci yëpp parce que fii ku fi ñëw dañ koy sumi xool ko comme ñu ko waxee xool maanaam affaire tension am xool affaire diabète am xool affaire bëtam xool aussi tànk yi comme ni nga ko xamee Makka foofu il faut nga am kattan pour dem Makka foofu presque li nga fa def yëpp vraiment presque daal coono la ak dox lu bari moo tax ku fi ñëw daal il faut ñu xool avant tout est-ce que am na diabète est-ce que am na tension est-ce que tànk yi baax na est-ce que aussi bët yi mu ngi leer ndax mu mën a def aj boo xam ne du am benn problème loolu daal la ñu xool fii maintenant malade ujaaj bu ñëw dañ koy xool su fekkee ne xool nañ ko amul daal lu ñu gis ci moom lu xëkki dañ ko defal apte mais su fekkee ne gis nañ ci moom feebar boo xam ne dañ ko war a xoolaat dañ ko defal bilan bi nag dañ ko bind kayit mu dem fu ko neex mu dem defi maanaam analyse yi mun naa muy def rajo wala analyse bu deret su paree nag mu ñëw gisaat ñu suñu gisee su fekkee ne baax na dañ ko defal apte su baaxul moom foofu moom dañ ko expliquer ni Makka nii la et que li ñu gis ci yow mënoo dem Makka te souvent dañ ci am cas yoo xam ne en tout cas ñoom dañ koy nangu sans problème. voilà li ma bëgg a wax rek depuis li ñu commencé maanaam bu weeru avril bi amee fukki fan am na ñu xam ne ujaaj yoo xam ne ñu gis nañ ba ñu apte ñu ngi toll ci 1725 maanaam junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróomu pèlerin yoo xam ne ñoom mën nañ dem Makka ñoom signé nañ seen kayit bi actuellement ñu ngi continuer di def seen yeneen démarche
ci maanaam ci ñooñu am na aussi quand même foo ñu wax ko ñeenti nit ñoo xam ne bu ñu xoolee ñoo wax dëgg mënuñu dem Makka depuis le 10 avril ba léegi am na ñeenti nit ñoo xam ne dañoo inapte mënuñu dem Makka mais ci côté boobu am nañu 1725 yoo xam ne apte nañ incha allah dañuy dem Makka ci jàmm. balaa ñu fi jógee dañu war a jël vaccin maanaam vaccin contre la fièvre jaune vaccin bu xeex méningite ak vaccin pour la grippe. vaccin grippe bi moom da ngay xaar boobu moom problème dañ koy jëndi ci pharmacie yi ci officine yi moom dañ ko war a def 15 jours à une semaine avant ñuy jël avion mais vaccin fièvre jaune ak méningite moom am na ci plateforme bi am na fi ñu nekk nii malade képp pèlerin bu jógee ci site bi balaa muy ñibbi dañ ko war a vacciner balaa muy dem vacciner contre fièvre jaune contre méningite fii moom ba lépp leen du fay dara pour visite médicale à part visite médicale bi aussi su nekkee ne ujaaj bi apte na ñun li ñu ko xelal mooy maanaam mu jéem di minel boppam dox sax même à part Makka sax nit koo gis daa war da am activité physique comme ay mag lañu souvent li lañ conseillé souvent ñuy dox parce que Makka dox bi am na avantage day tax ba sa yaram dëgër day tax aussi ba sa cholestérol bi wàññeeku loolu moo tax ba souvent ñu leen diggal daal dox lu bari comme Makka presque foofu lu bari dox la daal ci li ñu fay def. bi ma ñëwee li ma sant mooy damaa toog ci tente bi toog. après ñu woo ma dugg service d'hygiène ñu enregistré ma daal di ñëw ci médecin yi ñu xool ma aptu après dama continuer def sama yi nga xamante ni moom laa war a def mooy bu ma fi jógee damaa war dem def passeport bu ma jógee passeport après bu ma fekkee am na sama passeport pare ma dem ci banque bi bu fekkee mën na ma verse bu ma paree bu ma jógee ci banque bi dinaa dem ci compagnie ñu jox ma sama place ci avion parce que ñoo yor avion yi bu ma fa jógee dinaa dem ci bats bi damay dem foofu fay fa 5000 francs ñu defal ma sama bats après bu ma paree ma dem ci tente bi ma vacciné wu ñàkku toog xaar date bi ñu ma wax compagnie jox pour ma war a dem Makka ak yooyu incha allah liggéey bi tamit bi ma agsee wax dëgg yàlla liggéey bi fekk naa fi ndaw yu sawar tubaar fakalla macha allah tegu na ci yoon organisé nañu lool baax a baax wax dëgg yàlla bi ñu agsee def nañ rang bu normal organisé ñu dugg ci médecin yi ñu continuer def suñ passeport suñ compagnie dem bats kon nañ ci sant yàlla sant ci délégué général Abdou Aziz Kébé ak docteur Khadim Sylla sëñ Khadim Sylla sant nañ leen ci baax parce que loolu ñoo ko yoree mooy seen wàll ñoo ko organisé defee ko noonu parce que da nga daa dem ci hôpital yi fenn fu ne nga dem wut fa dem fa ñu lay dafa defee di visite léegi nag doon wax dëgg yàlla lépp Dakar gépp mënoo defee fenn fii Liberté 6 fii nga mën a defee visite bi mënoo ko defee feneen bu dee région yi moom mënees ko defee ci médecin chef yi nekk ci région yi foofu mënees ko defee waaye fii moom Dakar li ma wax moom mooy fii dañ koy defee moom amul feneen foofu mën a defee ci loolu tamit dañ ci sant bu baax a baax a baax wax délégué général Abdou Aziz Kébé moom jàmbaar la wax dëgg yàlla moo ñu organiser lii ban dikkee ci ñun pèlerin yi ñun sonn ñu ci li ñuy def teg nañu ci yoon daal da ngay toog noppal sa bopp bàyyi coono yi te li médecin yi sant wax la nga respecté ko di ko def toog nag xaar sa délai bi nga xamante ne ni moom nga war a dem boo waree jot sa passeport ak sa saak ak sa bat suur bi ngay demee lan ñu wax ne la ñuy woo jox ñu ko bu ñu ko joxee nag après ci la ñuy demee ci la ñuy convocation bi aéroport lay doon foofu lañ leen di fekk mais daal macha allah wax dëgg yàlla. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك
le pèlerinage dafa am benn coût mu nekk aspect financier parce que foofu nga mun ko sax plateforme bi nag ñu créer leen ci une banque boo xam ne dafay disponible banque bi nga xam ne moom moo spécialisé ci pèlerinage à la Mecque mu nekk BICIC mu nekk toujours ci biir plateforme bi fii ci biir Liberté 6 mais aussi le passeport dafay nekk le premier document de voyage pèlerin bu nekk foo nga am passeport pour ñu mën la ci defal sa visa nan la ñuy def ba am passeport mais aussi ci biir banque bi yan service la ñuy jox pèlerin bi dépôt bi nan lay demee mais surtout package bi ci fan la toll loolu lépp dinañ leen ko indil ci biir éléments yi nga xam ne moom la ñu seq ak waa banque bi ak waa bureau des passeports. banque bi mooy banque bi ñuy wax banque islamique banque bu ñu jagleel pour mu teewal fii maanaam délégation bi parce que délégation bi dafa am bureau yu bëri yoo xam ne dañoo lënkaloo fu mu nekk nii banque bi ci bureau yi lënkaloo la bokk donc moom mooy maanaam fii dañuy fayee pour njëgu pèlerinage bi nag dafa doon benn njëg boo xam ni dafa am yu bëri yu nekk ci biir maanaam wàllu billet d'avion beeg dalukaay beeg foofu ak lekk beeg yëpp quoi loolu mooy 2,6 millions yi mooy njëgu billet pèlerinage bi. package bi état bi ba fu mu nekk nii mi ngi koy maintenir 2,6 millions mais privé bi ñoom dañuy am seen package parce que li ñuy jëndee xam nga ñoom service nañuy def donc dañuy jënd di jaayaat maanaam da nga gis koo xam ni hôtel bi muy jël dafay jege ci Kaaba ga kooku lu muy jaayee du bokk ak kii jël hôtel bi nga xam ni mat na 500 mètres ci Kaaba ga donc privé ñoom dañu am seen tarif maanaam bu pèlerin bi ñëwee délégation bi moom am na ku ko fiy toogal ci buntu banque bi am na ku ko fiy toogal nga xam ne bu ñëwee moom mooy xool pèlerin bi ndax li mu yor baax na am na médical am na yëpp te am na visa wu délégation bi tamit léegi bu ko defee ñu jël ko bu ñu ko jëlee ba pare après ñoom dañ koy yebal ni ko na ngay dem ci compagnie bi pour mu def sa réservation de vol donc fii day fay kees yi ñoo nekk na la bu fayee ci kees yi ñu ñëw ñu saisir ko ci machine yi après mu doog a dem voyagistes privés yi dañuy encaisser seen pèlerin mais voyagistes privés yi ñoom dafa am benn partie rek bu ñuy fay mooy taxe saoudienne bi parce que privé bi moom maanaam xam nga maanaam package bi dafa am lu bëri lu lalu ci biir waaw donc privé yi ñoom dafa am lenn rek lu ñuy verser fii mooy wàllu taxe saoudienne bi. pour loolu moom chiffre yooyu en général délégation bi moo koy joxe parce que moom moo yor responsabilité boobu. pèlerinage moom premier jour deuxième jour lay am riche mais li ci des après dafay ñëw délégation bi ñoom ñoo yor kii boobu ñoom ñoo yor autorisation boobu parce que chaque fin de journée ñoom ñooy xool li ñu jël li leen dese donc communiqué boobu moom comme délégation bi ci biir plateforme bi nga nekk ñoom boo leen laajee dinañ la wax nombre bi ñuy jël par jour fu ñu toll fan nañu yem non kooku am na benn agent banque bu fay teew moom loolu rek mooy liggéeyam ku fa am problème xaalis mun na la wax sa parents yi fii ñu yónnee la te yónnee boobu du am frais day dem ci banque bi rek yónnee ko li ñu ko yónnee foofu noonu la koy jotee foofu en réel. aussi am na carte yi moom c'est disponible au niveau de la banque moo xam nga nag carte yi du ñëpp ko mën a jëfandikoo mais ñi ko mën jëfandikoo moom saa yu ñu ko bëggee dañuy dem ci banque bi pour ñu jox leen ko façon ñun pèlerins yi dañ leen di defal maximum d'information pour ñu yaakaar nañ ni daal di leen jox maximum xëy na nit moom matul léegi nag li ci des mooy yenn ñi bu ñu ñëwee complément d'information ñu jox leen ko. Je suis adjudant de police suñ kilifa yi ñoo fi yebal pour ñu faciliter les pèlerins à se faire établir des passeports ordinaires. waaw facilitation la rek parce que gouvernement bi aussi ñoom ñoo taamu loolu ndax ñoom ñëpp bu ñu demee jëppal xëy na lan bëggoon ci nombre bi wala lan bëggoon mu doxee mën na bañ a doxee noonu moom moo tax suñu autorités yi. Le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la police nationale et le directeur des passeports, ils ont choisi de venir ici, s'installer pour faciliter aussi les pèlerins, réservé uniquement pour les pèlerins, je confirme, pour nous avoir un passeport, même si nous au lieu saint de l'islam. Nous avons des matériels qui sont nous possibilités ñu mën a déplacer fu neex moom ngeen gis ni ñu koy woy ému donc day mel rek ñu ngoon suñu kër di liggéey
buñ paree téléchargé foofu noonu génne matériel bi passeport bi le lendemain donc changé wu daal. buñ ko déposé tey buñ xëyee suba mën nañ si jot incha allah rabbi waaw. waaw loolu day jafe pour ñu wax ko ndax dafay dépendre rek si pèlerin yi ni ni ñëwee tey ñu ngi nii soog a installé wu mais gis nga pratiquement gisoo fi kenn donc kon mënoo wax ne tey di nga defar sans passeport mais tey mën nga nekk ci ay jours yoo xam ne nii di nga mën a defar passeport yu bëree bëri mënuma la limal nombre parce que dépendrul ci ñun ci pèlerin yi ñëw la dépendre moo tax mënuma la jox nombre exact mais en tout cas dina bëri moom ça dépasse ni ñu ñëwee rek noonu la ñuy defaree. waaw critères yi nii exigé fële rek moom la ñuy exigé fii parce que du nangu aussi ku ñëw monter ay xef ah défigurer sa visage loolu aussi xam nga du ni bëgg nit ku noo xam ne normal du nangu aussi ku ñëw di sol ay casquette xam nga ba nga xam ne bu am dañuy am problème pour ràññeet leer ne la est-ce que kii moom la wala du moom donc norme yi nga xam ne mooy dox ci maison mère bi rek mooy dox fii. waa impôt dama ñu ngi installé wu ci suuf foofu lañu dem ñu régler ñu jël seen quittance ñëw fii nii donc waaw impôt dama ñu ngi suuf waaw ñoom ñooy gérer loolu ñoom buñ paree rek dañuy ñëw wan ñu am na liste bu ñuy jox rek moom ci la ñuy defar. ñoo ngi fi ba heure bu suñu kilifa waxee ne mën ngeen a ñëw rek ñu ñëw ñu ngi fi 2 mois 3 mois 4 mois ba heure bu ñu soxlawaat rek xam ñun ay ndongo lan rek dañ naan jóg leen ñu jóg toog leen ñu toog loolu rek la waaye ñu ngi fi daal ba heure bu ñu soxlaa rek. transport aérien ku ko wax wala ku wax aji màkk xel yëpp dem ci transport aérien ñan ñooy transporter pèlerin yi Flynice di compagnie bi nga xam ne moom moo war a transporter ren pèlerin yi dina yóbbu 5 vols ci gouvernement bi plus de la moitié du privé au total mu nekk 21 vols yu ñu prévoir transport bi nan lay demee c'est des vols directs wala semi direct ban comportement le pèlerin bi war a am côté bagage côté hygiène yooyu yëpp pour apporter la question ci transport bi Cheikh Ahmed Tidiane Ndong di liggéeyee biir Flynice moo ñuy indil la réponse toujours ñu ngi ci fi nga xam ne moom mooy Liberté 6 ci plateforme bi pour pèlerin 2019. ñooy transport gouvernement mais dañuy am 50% aussi ci privé bi ñuy transport war nañ transporter 1816 pour gouvernement ba fa daam fi muy jaar pour bëri pour inscrire mais fi mu mujjee mooy banque bi bu paree ci banque bi rek dafay xaalisam day ñëw fii ñu génne ko biyam ne ko yaa ngi dem ci vol 1 vol 2 wala vol 3 wala vol 4 wala vol 5 maanaam bu ñu ubbee vol premier vol pèlerin bu yegg si rek dañuy dugal ci premier vol bi bu premier vol bi feesee ñu ubbi deuxième vol bi ku ñëw ñu dugal la noonu la ñuy def di ko def ba vol yi fees au total 21 la 21 vol lañ prévoir Flynice ay vol direct lay def vol yi ñoo ngi def 8 heures de temps escale daal da ngay jógee Dakar wàcc Médine man daal la may def mooy dalal seen xel ndax Flynice compagnie bu mag la ci biir mooy 3e année ñuy def pèlerinage waaw dinañ leen jëf ci jàmm yóbbu leen ci jàmm ñu yegg ci jàmm en plus 8 heures de temps la ndax day bëri ay mag yenn saa yi mag yi yeneen vol yi da leen di sonal mais bu ñu jëlee vol 8 heures de temps yi ñu jógee Dakar wàcc Médine ak jàmm. ku nekk am na bagage de 23 kilos 2 bagages de 23 kilos ak bagage de 10 kilos à main. waaye nag damay profité di lancer wàlle benn message ndax ujaaj yi yenn saa yi da nga leen di wax 10 kilos à main ñu andil 12 14 15 te loolu day gàllankoor keneen ki nga dendal ki war a andil 10 kilos ndax baaxul sa ci avion bi te wóorul ndax poids yi dañ koy calculer bu ñu ne la andil tel temps poids andi ko moo gën ndax baaxul daal ndax lépp dañ koy calculer moo tax bu ñu ne la andil tant de kilos andi ko moo gën surtout xam nga luy naaw moom da ngay dafa doy waar. dafa doy waaw moo tax bu ñu andi tel poids andi ko moo gën daal. li moo nekkoon suñu numéro spécial voyage premier numéro bi voyage waxoon nañ la ne mooy émission bi nga xam ne daf leen di orienté si suñu wàllu voyage pèlerinage à la Mecque la ñu wax mu nekk 5e pilier de l'islam ñëw nañ si fi nga xam ne moom mooy Liberté 6 wan leen plateforme bi nan lay demee pèlerin bi tey jii nii lan la war a def ban comportement la war a am loolu lépp si suñu biir émission